aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki asalaamualeykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam man la seen xarit Aliou Ngaydo maa fi dellu tey jii di waxtaan ak yéen bu soobee yàlla lépp li ñu war tey jii ci wax ci olof dinaa ci dellu ci pulaar. xam ngeen temps yële passé defoon naa fi benn vidéo ci temps campagne bi ci Benno Bokk Yaakaar fii ci au niveau des États-Unis d'Amérique. yàlla def lépp li nga xam ne dañ ko doon seetlu yàlla mañ na ci ndam ndax dama ne woon bu soobee yàlla ak yonent bi ndam bi moom dinañ ko am waaye nag doomu aadama buy bëre léegi nag bakko bi da ci neex ndax ne woon naa leen daan bi moom dina am waaye dañu bëggoon jël bi gën a leer ba yàlla def ki nga xam ne kii jiite Benno Bokk Yaakaar di président Macky Sall ñu ngi koy sant di ko gërëm def tête de liste kii di premier ministre Abdoulaye Boun Dionne ñu ngi koy gërëm di ko féliciter di leen ndokkal nag ci victoire bi nga xam ne ñu am 45 départements ñu remporté li nga xam ne mooy 42 départements loolu moom sant yàlla la. politique Sénégal tey jii nag dafa xaw doy waar bi nga xam ne ku jóg rek mbaa ku taxaw rek di wax lu la neex mbaa ngay def lu la neex. foog naa temps yële passé dégg ngeen aussi ay vidéo yi nga xam ne kii di Assane Diouf fii ci Amérique la nekk xam naa ne nag ñu mu saaga ndey maa ci gën a tuuti jël na saaga ma def lu nekk waaye nag yàlla daa def rek man xëy na du mu nit ki nga xam ne kuy fayantu ci wàllu saaga moom duma ko saaga te duma ko fayu ndaxte dama xam ne rek Assane Diouf moomu dafa am yaay ju baax boo amee yaay ju baax nag am na loo xam ne boo ko defee nit ñi dinañ la baal ngir sa yaay ñun de suñu yaay ñi nga saaga ñun duñu saaga sa yaay laa budd nag doomu aadama foo munte dem ak foo munte nekk boo bàyyee sa yaay rek nga am beneen yaay yàlla def ñu nekk fii ci États-Unis d'Amérique mu jël kii nekk yaayam kii di Françoise Hélène Gaye moom la jàppee yaay moom lay waxtaanal moom lay diisoo lu olof Njaay di wax rek boo wàccee sa ànd rek keneen daal di ñëw jël sa ànd moo tax moom bu mu wàccee yaayam rek mu am beneen yaay fii parce que nit ki boo bañee jaar ci bunt rek ci palanteer ngay jaar. Assane Diouf am na lu mu def ci dëgg-dëgg am na lu mu def jëf ju mu jëf nag ngeen xam ne aussi am na ay intellectuel man Aliou Ngaydo musuma xalaat ci sama àdduna ñooñu dinañu gëmba tëx mais xam ne bay def ci dul noonu ku xam nag Françoise Hélène Gaye xëy na ñun nag yàlla def ñu dimbali du ñu dul bëgg ñi xam ne di weejal doomu aadama surtout nag jigéen dañ ko sutural moo taxit lépp lu mu munta def ak lépp munta wax moom dañ koy sutural ñi nga xam ne lu ñu xam buñ ko waxee àdduna bi tas loolu ba ilaa yow mi di duñ ko wax moom nag xam naa ne
amul boobu xol amul boobu xel. bu fekkente ne moo ne jógee na Sénégal dem Allemagne jóge jàng fa Allemagne dem France jógee France ñëw États-Unis d'Amérique ah wax dëgg yàlla nag jàng nga de am nga moom ay diplôme waaye nag am diplôme xam lu muy def xam lu muy wax xam fu muy teg tànkam c'est diamétralement opposé. Françoise Hélène Gaye xam nga mbuusu perméable luuma day wëndeelu rek di wëndeelu di wëndeelu di wëndeelu xamul fu muy jëm. moom nag nee na fii ci rajo benn rajo fii ci Amérique lañ ko invité woon mu ne moom lu Assane Diouf wax mbaa mu lu mu def daanaka moo ko may buzz. mu ne noonu laa ko mayee buzz mu ne Facebook am dafa bari ay amis mu ne followers bi am na plus de 10,000 mu ne nag ñooñu lay invité daal di partager ñi nga xam ne vidéo di kii di Assane Diouf te li muy partager yépp li nga xam ne ay saaga mbaa yu demee noonu ah xaw na doy waar de bu fekkente ne nee nga jàng yi nga jàng avec tout cela yow sa xel moo lay may rek ñi nga xam ne na nga nekk fii ci États-Unis d'Amérique di partager di saaga nit ñi nga naan yow da nga jàng da nga am xam-xam ah yow de sa xam-xam bi moom xaw na doy waar. Françoise Hélène Gaye war ngaa seetaat sa bopp bu baax a baax war ngaa seetaat sa bopp bu baax a baax parce que léeg-léeg da ngay wax di yëkkati ay kàddu di wax ba à la dernière minute nga sànq sa bopp da nga sànq sa bopp parce que da nga dem ne bi nga waxee jóge nga Sénégal nga dem Allemagne dem France nga dellu Sénégal nga ma ay diplôme yu bëree bëri moo tax doomu aadama dafa war a sutural boppam. da nga ne boo bi nga ñëwee Sénégal pour boo fugg ba nga indi say dossier say CV bon nit ñi duñu la xoolee boobu say CV leneen lañ lay wax mbaa leneen la ñuy soxla ci yow ah war nga seetal sa bopp de parce que doomu aadama yaay may sa bopp cër doomu aadama yow yaay may sa bopp cër bu fekkente ne nee nga bureau boo fugg boo fa demee am na lu ñu lay wax mbaa am na lu ñu lay saytu xëy na ci yow la nekk moo tax nit dafa war a léeg-léeg da ngay wax ji nga xam ne wax ji sànq la da nga war a seetaat sa bopp bu baax a baax te aussi ma xamal leen xam nga boo fekkente ne am nga ay diplôme nee na am na ay diplôme yu bëri te liggéeyul mais il faut nga toog di fexe di seet nan ngay dunde fii ci Amérique moom fii moom nii rek da ngay ñàkk rek am illa nga banque say loxo ñu lay jox food stamp mooy ñi nga xam ne ñu ñëw doole du ñu liggéey nee nañu amul du mënuñu liggéey ñu leen di jox tuuti ñu leen di fayal seen i luwaas ñu leen di jox ñi nga xam ne lu ñu dund tuuti xanaa loolu la ñuy wax fii welfare mu yàlla na ci Yàlla musal kenn bëggul nekk welfare ginnaaw am nañu ay njaboot ba yëkkati mu naan waaw moom am na ñoo xam ne dem boole ko ay yaayam ñu ne yaay ji nekk waaw yow dëgg naa da ngay saaga njiitu réew mi yow moom say vidéo yëpp da ngay saaga rek di saaga mu ne yàlla def bu mu gisee yaay ji mu déglu ay vidéo yaay ji neen ah yow kay moom bu dee lii du saaga xam nga ne doo woon sa yaay fi ngay saaga ginnaaw da nga ne yaa jël partagé Assane Diouf lu muy saaga nit ñi yaa ko partagé nga naan yow saagoo kon kay yow yaa yaay ji képp ku saaga sénégalais bi nag yow yaa saaga sénégalais yi. Françoise Hélène Gaye li ngay tiitroo de baaxul man de foog naa nekk naa fi presque 25 ans waaye la Facebook c'est la première fois ma koy def waaye Françoise Hélène Gaye fu ñu ko gis 24 heures sur 24 laa la wax heure boobu
boo ubbee si sa Facebook rek mu ngi ci live. lii nag am na lu muy firndeel lii dafa am lu muy firndeel dafay firndeel xëy na moom amul liggéey te aussi léegi lu muy def encore lay c'est une femme super intelligente et dangereuse. Une femme super intelligente et dangereuse. léegi mu naan léegi ñu ngi fundraising pour Assane Diouf dañuy ubbi compte di defal Assane Diouf wallaay ko xamul ñax xama waral a bëri billaay ñi lay jox xaalis bi xamuñu la ñu lay jox xaalis bi billaay xamuñu la buñ la xamuñu la doon $1 1 penny duñ la ko jox parce que amul liggéey. léegi dañuy récolter xaalis bi bu ñu récolter xaalis bi mu ne pandes mun na indi yeneen pexe mu ne xëy na police nangu na ko yow nee nga yaa ngi fii di liggéey ñun xam nañ fii nu mu demee. keroog bi nga waxee ci rajo nga ne waaw parce que dañoo bloqué compte Assane Diouf et moom c'est bien vrai qu'au niveau des États-Unis boo yónni rek toujours police dañu di la enquêter. C'est faux ça, c'est faux, c'est faux loolu du benn dëgg. ñun yónni nañ fi ba tey kenn police musul ñëw di la laaj yow fan nga lan ngay yónnee bàyyi yu demee noonu. bëggoon xalawal nit ñi rek bu fekkente ne da ngay liggéey fi ngay liggéey dafa wóor saccoo xaalis bi liggéey illégal même boo bëggee yónni $1 million di nga ko mën a yónni. mu neen la laaj preuve nag xaalis bi fan la fonk ko amee waaye nekk fii tout le temps di wax ay wax yi nga xam ne su dul noonu di jaxase nit ñi di wax lu la neex. loolu il faut nga changer sa jikko bi nga am fii au niveau des États-Unis loolu du la jëmale fenn nag il faut nga xam loolu. maa ngi gis kooku nag vraiment bett na ma trop nag wax dëgg yàlla sama xarit la waaye nag bett na ma trop waaw kii di sama grand Ousmane Dramé keroog nee na il a fait 35 ans au niveau des États-Unis d'Amérique 35 ans la ma wax nee na amal fi 35 ans ku am 35 ans ci réew nag am na loo xam ne vraiment li nga ci war a jàngati lu bëree am na li ñu ci war a jàngati lu bëree daanaka moom ñëwam fii moom ak le président des Français Emmanuel Macron 4 ans parce que moom il a 39 ans la jëlee réewum France yow bi nga fi ñëwee léegi 35 ans donc cela veut dire que ki nga xam ne ku nekk président tey au niveau de la France kooku sa doom la. nit nag boo nekkee bitim réew yàlla bu la xañee xaalis war ngaa mun a am lu minimum war ngaa am dara ci sa bopp au moins ci sa moyen parce que xaalis boo ko amulee la moindre des choses quand même xëy na di nga jàng ci yeneen culture yi nga xam ne nga mun a yeewu waaye nag grand Ousmane Dramé boo demee ba nga toog di supporter ki nga xam ne Assane Diouf dina ma xaw a jaaxal tuuti vraiment def nga ko mais je me demande est-ce que Ousmane dañ la xamee sa revendication tout le temps dafay nekk ñi nga xam ne ngay bind ci nga xam ne ci dans les journaux waaye di partager mbaa di dimbali ñi nga xam ne ñuy saaga ay institution di saaga ay ndey di saaga ay baay yooyu moom Ousmane Dramé loolu moom foofu moom wàcc nga sa bopp trop sax wàcc nga sa bopp de parce que lépp lu ñu doon def ci association des Sénégalais d'Amérique yaa ngi teew nekk nga fa trésorier nekk nga fa lu bëri liggéey nañu ensemble ci lu bëri ci association bi kon nag boo demee bi nga xam ne yow Ousmane Dramé nga yëkkati ay kaddu mbaa nga naan da nga supporter Assane Diouf ci lu muy wax mbaa parce que da nga ne Assane Diouf xëy na nii la mën a exprimer wu
xam nga sax lii xam naa ne yéen a koy saaga parce que nit bu fekkente ne mënul exprimer moom il faut mu saaga ay nit pour ñu mën kaa dëgg di saaga ay ndey nit pour mu mën kaa dëgg loolu de xaw na doy waar. doomu aadama képp ku ñu xaaj saaga sa ndey da nga war a mer man Aliou Ngaïdo gisuma fii ci suuf si li nga xam ne la gën sama ndey aw ma ko te gisuma ko ku saaga sa ndey nag da nga ci war a mer. te bu ngeen xoolee mbir Assane Diouf xam nga quelqu'un nit ki nga xam ne mun a sax formuler une phrase munoo ko fu may saaga daf ma boole ak le ministre Mame Mbaye Niang mu ne Mame Mbaye Niang ministre de la jeunesse et des sports. donc cela veut dire que moom lépp lu muy wax sax xamul parce que problème bi mooy ñu koy woo ñekk fii ci opposition la plupart ce sont des militants du PDS ñoo koy woo di ko xam nga boo demee bay parce que dañuy bëgg a nëppatu bu ñuy wax dañuy jonj duñu wax lépp dañuy jonj xam nga nag nit ki nga xam ne ce qui feesul boo ko jonjee tuuti rek xëy na day déformé wu. donc cela veut dire que luñ koy wax moom duñ ko wax lépp de dañuy jonj tuuti rek ñu pour ñoom xëy na buñ ko waxee rek dina tëkk lépp. su mu ñëwaatee suñu sœur Françoise Hélène Gaye xam nga moo tax toujours dama naan moom day wax bu waxee ba pare encore tëpp boppam. nee na waaw mbokk yi asalaamaaleykum man la Françoise Hélène Gaye keroog man bi ma invité ci Doomaram TV ngeen baal ma ci kaddu gi yow nga wax Doomaram TV ba pare te Doomaram TV yaa ko créé Doomaram TV nga yëkkati sa kaddu nga naan boo ngeen baal ma ci kaddu bi ci Doomaram TV kon nga xam ne loolu baaxul. bu fekkente ne loolu baaxul nag nan ngay mën a partager say followers ci Assane Diouf moo tax ma ne leen c'est une femme intelligente mais très dangereuse amul lu muy def ni lu dul utiliser actuellement moom lépp lu mu doon ñaan yàlla may na ko ah Françoise li nga ñaanoon yàlla may na la de xaw ma nag lu mu la may ndax dina la jik mbaa du la jik xaw ma ndax dina la jik mbaa du la jik ndaxte li nga doon ñaan yàlla may na la yàlla na téye Assane Diouf pour nga nekkaat star parce que fii nga nekkoon guddi ak bëccëg à chaque fois yaa ngi ci live Facebook mais ku gisoon sa kii ay 5 ay 6 personnes ngay am léegi yaa ngi ak 900 ay 1000 ay des milliers ñu lay seetaan parce que dañoo tëj Assane Diouf nga naan waa da ngay jàppale Assane Diouf bon léegi da nga bëgg a nekk star saaga loo tax doo saa comme Assane Diouf da nga war a saa comme Assane Diouf yow kay da nga intelligente duggal Assane Diouf ba pare mu ne ñu def ko rap yow yaa ngi taxaw léegi lii du la jëmale ci kanam de jamais au plus grand jamais lii du la jëmale ci kanam moo tax it nit dafa war a xam lu muy def nit dafa war a xam fu muy teg tànkam kii bu jëlee ay télévision di saaga ndet nii di saaga seen i baay xam nga ne te yaa koy partagé donc cela veut dire que yow lépp kooku lu mu def yaa ko ci duggul moo tax ma ne ñun duñu saaga yaayam yaay ju baax la ndaxte xaalis boobu bu mu amoon ci saaga parce que am na ñoo xam ne ñu nekkoon ci ginnaawam di ko jox xaalis parce que bi ñu ko téye plus de $9,000 $10,000 et quelques dollars fekk nag ci kiyam ci compte ci këram xam nga loolu bu mu xam nga amul sax musul sax toppatoo yaay ji bi mu amee bii xaalis mu ne yaay ji da ko yóbbu makk bii yoon makk ji vidéo bu mu munte def yaay ji dégg na ko parce que am na ñoo xam ne seen i jarbaar ñooy ñëw ñu ne waaw maam xoolal suñu nijaay lu muy wax nii mu dëgg saaga yi dem ba nga xam ne mu xam ne aussi am na ñu nekk ci ginnaawam moo tax bu ne day yóbbu yaay ji makk yaay ji ne bu def mu koy baal naa la sa xaalis man même su ma ajiwul même su ma demul makka baax na parce que ni nga nekkee
ni nga nekkee foofu ci Amérique neexuma li ngay def ci Amérique neexuma ñi ngay saaga neexuma dencal sa xaalis gis ngeen waajur boo ko toroxalee rek di nga gis waajur saa boo ko toroxalee di nga gis loolu moom amul werante amul benn werante nit dafa war a maandu ci àdduna dafa war a maandu gis naa keroog suñu waa ji Texe Gaye dans les rajo ci Facebook am mu ne dafa ànd ci Assane Diouf lu muy wax yow moom bettoo ma billaay wallahi ba taalaahi bettoo ma Texe Gaye yow man kay loo munta def ci lu bon bettoo ma loo munta wax ci lu bon yow Texe Gaye loo munta wax ci lu bon rek yow bettoo ma lu ma bett kay mooy nga wax lu baax boo waxee lu baax de dina ma bett waaw boo waxee lu baax rek dina ma bett de boo waxee lu baax rek dina ma bett parce que yow dem nga bi nga xam ne ku la gis mu ne asalaamaaleykum day jàng ci sa kanam ku la ne asalaamaaleykum rek dina jàng ci sa kanam yow boo ne da nga supporté Assane Diouf loolu moom yow moom bettoom say mbir man Ousmane Dramé moo ma bett Ousmane Dramé kooku moo ma bett waaye moom yow moom Texe Gaye bettoo ma billaay bettoo ma parce que politique Sénégal tey actuellement dañoo dem bi nga xam ne nit ñi dama xamul lu ñu bëgg au passage maa ngi nuyu suñu xarit ki nga xam ne fii la nekkoon au niveau des États-Unis d'Amérique tudd Serigne Mamoud Mbacké jëkkër Sophie Mbaye maa ngi koy sant di ko gërëm en 2010 am na lu ma musoon wax te boobu kaddu aussi musoon naa ko dégg mu ne ma Aliou Ngaye de ñun man de am naa sama benn xarit Serigne Mbacké am na lu mu wax mu ne ma nit ñi bu ñu xamoon xale bii bu ñu tudd Macky Sall nit ñi bu ñu xamoon lu nekk ci moom mu ne du dem élection dañ ko waroon jël rek ñun samp ko ñu ne toogal suñu maw mbag xamu yaa ngi may dëgg xamu lan mais man ak yow mos nañ ko wax ci sa place te di moom kesu moom wax ñu bëri wax nañu lu mel noonu yàlla def président Macky Sall ñëw di liggéey Sénégal di defal Sénégal di jubbanti Sénégal xëy na nag ñaanuñu yàlla musuñu ñaan yàlla te duñ ko ñaan yàlla ñëpp nañu bëgg président Macky Sall li nga xam ne kii yonente rasul sallallahu alayhi wa sallam amu ko kenn mënu ko am ñëpp nañ la bëgg déedéet loolu du mën a nekk waaye nag gi fekkente ne ci politique la ñu nekk nit da nga war a indi say argument boo nekkee opposant da nga war a indi say argument nga teg nga naan waaw man kii lu muy def doyuma ndaxte nga lim nga wax waaye nag yéen seen problème bi mooy voilà nañu mbooloo nañu nekk benn on va s'unir ñu jële fii Macky Sall kese nga loolu des fois da ngay damay reeba tas billaay xam nga benn bokk yaakaar yàlla musul nelaw jamais yàlla musul nelaw de yàlla musul nelaw benn bokk yaakaar yàlla daa def seen xol ànd ku nekk bëgg defar Sénégal moo tax yàlla fekk si leen waaye léegi mënutoo sax ma ngi koo taxaw Sénégal ma ngi koo xaw ma lan tu vois dem nañu ba ñu ne léegi ñoom il faut ñu booloo ñu jéem a jëlee fii Macky Sall mais yàlla lu muy def ak luy am c'est diamétralement opposé
moo taxit ma ne leen nit ñi dañu waroon dal bu ñu xamoon xëy na les opposants yi bu fekkente ne woon dañu doon dem ci seen i sëriñ billahi wallahi am na loo xam ne duñ ko laame-laame sax ba naan sax dañuy demante ak président Macky Sall waxoon naa ko fi au niveau des États-Unis tamit waxoon naa ko te ñoom ñëpp ñi xam ne ñu seet kenn ci ñoom amu ko yàlla lu mu def rek moo koy def parce que bu mu fi ñëwee fii en 2012 en 2011 dernier voyage ñi nga xam ne au niveau de la diaspora ma ne ko ñun de président Macky Sall am na lu ñu gis xëy na nag boo amulee course bu gudd mbaa doo tarix yi nga xam ne yu ay saar yu kawe duñu fonk say kaddu noonu waaye am na loo xam ne ay doomu aadama dañuy dem rek am na loo xam ne yàlla moo leen di won ñu yàlla wane nañu mbiru Macky Sall depuis parce que dama ne woon bu ngeen xoolee le mot président nous avons 9 lettres président boo limee lettres y a 9 Macky Sall boo xoolee y a 9 boo defee 9 plus 9 18 la lay joxe nga def 8 plus 1 mu joxal la 9 yéen opposition yi dama bëgg ngeen dem lu ma leen wax nii ngeen dem ngeen laaj ci seen sëriñ yi dafay mel ni ndox muy wala ngaar 9 yooyu mooy ndox muy wala ngaar te yàlla def na aussi élection présidentielle 2019 la ñëwaat terminé son 9 encore bilaay boo ngeen xamoon ñi lépp dañuy relier ngeen toog au niveau du Sénégal man de bañum opposition moom dafa war a am ci réew waaye il faut mu am taxawaay bi nga xam ne taxawaay opposition su ma gisee lay adduna daal adduna moo xaw doy waar xam nga Barthélémy Diaz ndeysaan maa ngi yërëm papa ji nag maa ngi ko yërëm bu baax a baax xam nga ndeysaan am na ñoo xam ne yàlla da leen sàq rek toujours ci naq rek la ñuy dund ndeysaan waaw yàlla moo koy def te mënu ci dara waaw yàlla moo la koy teg bi Abdoulaye Wade nekkee ci nguur ndeysaan dem ba ci digg bi mu xeex ak président Abdoulaye Wade mu nekk opposition ñëwaat ci président Macky Sall mu ne day dem dimbali doomam lu gën a métti ndeysaan du mu papa ji du mu doom ji waaw xam nga loolu moo gën a métti nga daan da ngay dem soutenir sa doom ñu duma sa doom loolu moo gën a métti moom kaddu yu muy wax ndeysaan xam nga doomu aadama c'est normal nag c'est normal loolu fu Njaay di wax rek kéwél du tëb doom ñëw bët moom bu fekkente ne mu mel ni di saaga guddi ak bëccëg xam nga boo demee ba lay jiiñ ba ñu jiiñ la da nga rey nit yow bu doon nit normal nga rek am na loo xam ne saa boo yëngatee tuuti rek loolu dafa war a ñëw ci sa bopp même boo ko réewul nag même boo réewlee nit ki bu fekkente ne jiiñ la rek dañ la jiiñ bu fekkente ne dañ la jiiñ rek war ngaa à tout moment toogaat di xalaat loolu waaye nag am na ñoo xam ne ndeysaan seen life moom they don't care suñu politique au niveau du Sénégal nañu sant yàlla nag ñu sant yàlla bu baax a baax parce que élection yi passé ñu bëri ndeysaan dans les rajo fii dëkk bi dina takk dëkk bi dina def lii dëkk bi dina def laa
waaye nag nañu sant yàlla bu baax a baax mënoon na am waaye nag amul te du musa am incha allahu rabbi. keroog maa ngi dégg fii ci rajo Modou Modou yi ci Amérique benn waaye woote xam nga ndeysaan foo gis ku bon rek am na ku fa baax. man lu ma gën a métti mooy Françoise Hélène Gaye nu mu dugg leen ndeysaan bii xale ci lëndëm. xam nga ndeysaan yow boo jàngulee jàngoo xamoo yeewoo bu fekkente ne ñi nga xam ne ñu yore ay diplôme yu bëree bëri ñoo nekk ci sa ginnaaw ñu lay manipuler te xamoo ci dara dafa métti. yow yaa ngi wax Sénégal ngay wax ci gouvernement lu dem ci indi ay saaga Cheikh Béthio Thioune bi nga saaga te loolu yëpp am na ñu nekk ci ginnaawam parce que y a des mbakke am na ay mbakke ñi nga xam ne nu mu nekkee foofu au niveau du Sénégal neexu leen amuñu sañ-sañ di taxaw nag di saaga kii di Serigne Béthio Thioune moo tax ñu yëppal Assane Diouf saagal diw. waaw noonu la ñuy def lépp li nga xam ne mu ñëmuñu ko wax dañuy woo Assane waaw diw nag et diw c'est que man fan la ma saagee mooy def ko dëggal sax parce que man dama condamné ñi nga xam ne saag yëpp ma condamné ko moom ci boppam dañ ma invité ci benn rajo ma ne ko nag bu demee bay saag ay xalifa généraux muy saag aussi les porte-parole loolu xaw na doy waar foofu la ma répondre nag dagg ay saaga yàlla def 2e ou 3e jour mu ne kër yëpp kër goo dem ci Sénégal am na doomaraam moo ko wax de vidéo yaa ngi foofu mu ne boo demee ci mbakki yi am na doomaraam mu ne boo demee ci ñeent si am na ku fa nekk doomaraam xam na boppam mu ne boo demee ci ñeseen yi ku fa nekk doomaraam xam na boppam mu ne kër goo dem am na doomaraam mun nag seen kër moom mooy doomaraam moo ko wax. mais lii yëpp pour rek li nga xam ne bu fekkente ne am na ñu bëgg xeex rek am na déformation moo buñ koy joxee bu ko waxee rek dafa mel ni dina waa duggal na ci boppam. dagg ay saaga nag rek encore mu mën a bàkk Serigne Fallou Serigne Fallou bu la baaluwul xamu foo jëm Serigne Fallou bu la baaluwul xamu foo jëm bu Serigne Baye Fall bu ñu baaluwul xamu foo jëm waaye nag lii yëpp liggéey opposition bi la ak waa PDS ñoom kese opposition bi ak PDS ñoom ñoo nekk ci ginnaaw Assane Diouf di ko voilà léegi boo xoolee même les fonderies ñoom rek ñooy cotiser ñoom kese ñoom rek ñooy cotiser ñoom ñoo koy jox xaalis te xaalis boobu du fa yàgg de la marraine la dame de fer mu ngi fii de xaalis boobu du dem fenn elle est super intelligente compte yu njëkkoon ubbi ñu ne bon quête pour Assane Diouf gars yi di duggal après mu affaire di mel ne Mendes dem même boo bëggee dugg doo fooy xam yow yaa ngi duggal xaalis xam nga foo duggal sa xaalis xam nga nit ñi des fois man je me demande xam nga boo nekkee bitim réew yàlla bu la xañee xaalis nee naa la na nga jéem a yeewu tuuti boo ubbi nañ compte bancaire rek voilà ku bëgg dimbali kii di Assane Diouf na nga duggal fii xaw na doy waar de ma wax leen nag seen xaalis boobu du yegg fenn Assane du ko gis mbokk Assane du ko gis yaay Assane du ko gis baay Assane du ko gis rakkam xaw ma magam Cheikh boobu du ko gis kenn du ko ci gis gis nga ko fi nekk la dame de fer Françoise Hélène
wóor na yàlla wóor na ma actuellement boo demee sax mu ngi ci live du toog yow boo nekkee États-Unis d'Amérique bu nga ne doo liggéey fooy amee say luwaas parce que boo il faut nga trouver des il faut nga créer dara di fen guddi ak bëccëg di xool ni nga mën a dundee fundraising pour Assane Diouf xoolal loolu waaye il faut partager y a pas de problème il faut partager il faut partager y a pas de problème waaye il faut aller foo mës a gis ngeneen dugg leen xaalis xamu ne xaalis bi fu mu jëm xamu leen ku koy jël léegi dañuy création la mun créer loolu rek la mun di fen rek guddi ak bëccëg di maam rek nii loolu nag bu ngeen gisee tey jii ma taxaw bëgg a waxtaan ak mbokk Sénégal yi ak waa diaspora c'est que dama gis li nga xam ne lu ma naqari parce que lii warutu nekk ngeen jël seeni xaalis di ko duggal fi nga xam ne su dul noonu loolu baaxul na ngeen yeew tuuti xaalis boobu du dem fenn du fenn te aussi ma wax leen nag problème bu mag a dina ñëw diggante mag ak Assane loolu mu warul avant Assane de am na ñu fi nekk fii ci Amérique am na ñu fi nekk fii lay tàmbalee de parce que fii am na ay groupe duñu liggéey amuñu liggéey tous PDS moo leen Ablaye Wade moo leen yàqoon ñu nekk fii duñu liggéey duñu def dara voilà dañuy xaar rek bu ministre ñëwee ñoom ñëpp ëpp dem jubal ci ministre bi bu Ablaye Wade ñëwee ëpp moo taxit léegi problème bi seen problème lu ñuy yuux lépp lu ñuy dee yëpp loolu la fi indi ay $200,000 $100,000 séddale leen loolu bu foogee ne président Macky Sall da koy def président Macky Sall ma tax man waaye mu ne ma Aliou Ngaye yow dafa mel ni nekku leen ci nguur gi ma ne ko président Macky Sall de nee na moom liggéey rek liggéey la gëm waaw moom liggéey la gëm beneen mu ne ma waaw président mu ne ma Aliou Ngaye vraiment président Macky Sall lu muy def Touba waa Touba dañ ko jàppaliwul est-ce que du arrêté loxam ma ne ko déedéet président Macky Sall du boobu nit de ma ne ko président Macky Sall du boobu nit président Macky Sall lépp lu mu def ci biir Sénégal ngir yàlla ak rek la koy defee pour jël ay retombées may demee noonu jamais lii dafa war a xam lii dafa war a liggéey fee mu liggéey waa bu leen defal waa Touba bu wootee baax na bu wootu aussi baax na Matam bu wootee baax na bu wootul baax na l'essentiel ce qui est sûr et certain dégg naa keroog benn rajo mu ne waaw benn politologue nee na waaw benn surprise mun na ñëw mais surprise kañ lay jeex en 2012 bi président Macky Sall génnee ñu dem deuxième tour ñu ne non affaire bi moom xam naa du dem gars yi dañuy xaar rek ba deuxième tour yàlla def mu jël le 25 mars mu toog ñu ne ok garaawul surprise dina am assemblée nationale moom du ko jël ça c'est en 2014 2013 yàlla def ñu yóbbu ko en majorité à l'Assemblée nationale ñu naan la ne waaw léegi dañuy xaar ba local yi bu ñëwee bon xëy bi yoon local yi ñëw ñu jël ko référendum c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal référendum mel ni élection présidentielle c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal ñuy voter référendum mel ni élection présidentielle nit ñi di dox guddeeg bëccëg di wax lu ne
bi yoon non moo koy remporté non moo koy remporté ñu yuuxu tëgg sabar dugg ci def lu nekk yàlla def musul nelaw comme ni leen waxee rek président allahu akbar 9 yi bii 9 mais xool leen sax même football même ci wàllu football 9 mooy 9 toujours mooy dugal la plupart 9 toujours mooy dugal ay but toujours la plupart 9 mooy dugal ay but waaw nañu dal bi loolu passé dañu doon xaar élection législative yi di ñëw bon loolu moom c'est fini il y aura une cohabitation patiti patata waaw ñu ñëw jël nit ñi dara demul fenn 45 départements nga rapporté 42 moo tax it ma ne leen ku bëgg a jàppale président Macky Sall bu yàlla nga ñëw de bu leen yéex de ku yéex ñàkk waaw parce que président liggéey bu muy liggéey c'est clair xëy na nag am na lu amoon Sénégal amatul c'est bien vrai vraiment amatul nag wax dëgg yàlla man de dama doon ñaawlu bu fekkente ne woon weer bi dee na ñi nga xam ne ñuy liggéey jotuñ seen xaalis su boobaa ñu ne vraiment dëkk bi doxul bu fekkente ne woon nguur bi dafa cher ñu ne waa vraiment dëkk bi doxul waaye yéen bi président Macky Sall ñëwee au niveau de nekkee président ba léegi à chaque fois président mu ngi def li nga xam ne lu yëkkati Sénégal lu jëmale Sénégal ci kanam lu ngeen bëggati waaye nag xaalis moom loolu moom xaw ma waaw mosoon nañ ko laaj sax mu ne waaw gars yi ne nañ sama loxo bi fii la dagg du question loxo bi foo la dagg problème bi mooy li nga xam ne lu fa amoon moo amatul mais xool leen léegi dama leen Nord Foire dama leen Ouest Foire dama leen Almadies faut tourner maison à louer lu ko waral ñi xaalis bu dul doon léwul xaalis bi nga xam ne bu léwuloon boobu moo jeex xaalis boobu lañ doon jël di jàppee ay appartements de différents appartements di fa def sudul noonu léegi ba demee ay Nord Foire des maisons ay 100 000 150 000 ku musoon xalaat Nord Foire dina am appartement 100 000 francs ou bien 125 000 ku musoon xalaat Nord Foire ay 200 000 300 000 lañ doon laaj c'est parce que xaalis bii nga xam ne bu lewul moo amatul Sénégal xaalis dorog moo amatul Sénégal léegi nag loolu moo leen rey xaalis bu ñuy xam ne bu lewul bi ak drogue bi ñu doon duggal di leen ci def lu leen neex loolu moo amatul au niveau de Sénégal loolu moo leen rey waaye de question président Macky Sall liggéeyul de président Macky Sall mu ngi liggéey bu baax a baax te Sénégalais ñu ngi ko sant bu baax a baax parce que lii dafa ko wane rek ñu naan waaw fat na suñu ne waaye carte yi bu ngeen gisee nit ñi remporté ne c'est parce que nit ñi jotu seen carte képp ki nga xam ne da nga bind pour voter jox nañ la yow li nga sa carte ancienne carte d'identité jox nañ la sa passeport jox nañ la sa récépissé nga voté ji xanaa kay loolu moo gën a neex xanaa loolu moo gën a neex waaye nag bu fekkente ne li yëpp am li ngeen soxloon ak li ngeen bëggoon ñi nga xam ne yàlla àndul ak yéen parce que mooy la yéen da ngeen bëggoon booloo ku nekk di nax sa morom ku nekk di nax sa morom pour rek dem xoolal naxaat du dem fenn waaw xam nga xool leen léegi man ko taxaw Sénégal ak ñoom Idrissa Seck jeex na abana et je finish gasi te foog naa ci Idrissa Seck amul sëriñ de bu amul sëriñ bu doon seetlu boppam billaay wallaay bu doon seetlu boppam du naan day dem uti kii nekk président c'est fini mbirum Idrissa Seck dafa jeex Seck nag nit ñi am na lu ñu xamul Idrissa politique am léegi du question pour nekk président du loolu de
Idrissa Seck nekkul tey jii pour nekk président déedéet Idrissa am na lu mu am dafa bëgg ñu dimbali ñu tekk ko gis nga xaalis boobu xaalisam bu ñu bloqué loolu la bëgg de gaa yi ñu bëri xamuñu nag Idrissa deful kii pour nekk président de moom kay dafay ñaan yàlla ne xam ne lu mu jëloon ci nguur Abdoulaye Wade na xool ndax dina ko rawale loolu la waaye moom nekkuti foo léegi pour cette affaire nguur de fu muy dem yow département élection législative nga ñàkk sa département en tant que président conseil départemental nga nekk président conseil départemental nga perte si département lii de bu dee góor la da nga war a seet sa jaad yow tam sa jaad nga topp sa pap waaw nga topp sa pap loolu ma gën a wóor nga dem topp sa pap kon nag mbokk yi ma jël kàddu yi aussi ma waxtaan ak sama mbokk alpulaar yi bandiraɓe musidɓe tedduɓe assalamu aleykum on calminama on juurama goto fof inde muɗum yettude muɗum o ko musidɗo moɗon Aliou Ngaydo gonɗo ɗo e New York Brooklyn hande noon so jii hande mi waɗi live ko yidde wiide bandiraɓe ɓe hande oɗo jamanu mo ganduɗen ko jamanu kulɓiniɗo nde won noon enen fof en jii ko keewi ɗeɗo balɗe ko goo en jetti Allah no feewi en jetti Allah nde wonno oɗo élection législative ɓennuɗo en jii bandiraɓe hewɓe ndeysaan man ko taxaw Sénégal en mi anda ni inde ɗe fof ne mbayni kamɓe fof ɓe mbanno ko haɓɓere wotere ɓe mbi ko ɓe gon neɗɗo goto ɓe guittiɗo Macky Sall haydara goɗɗum ɓe ngala ko nañ gone neɗɗo goto tan ñu jële fi président Macky Sall jahan tak ala président waɗani ɗum ɗo walla waɗani ɗum ɗo hay goto maɓɓe kadi addata argument pour wiide wonde président Macky d' accord ala probléme aɗa wawi wadde cher eyyi aɗa wawi wadde cher aɗa wawi wadde partagé ala probléme aɗa wawi wadde partagé ɗum ɗon nde wonno neɗɗo ko ɓerde muɗum nde ɓe jeehi ɓe gandi ha hakkude mabɓe goto foof ene wiya ene wona bojil ene funta goɗɗo one affaire mabɓe yahani jii nde ɓe jeehi kamɓe fof ɓe carodiri kamɓe fof kamɓe fof kadi ɓe piyama eywa ko dilɓe mbanno noon diilo wonno ko wayi Idrissa Seck wino ko wandi men Khalifa Sall mamin balla keɓa Dakar keɓa ɗon 7 député maɗo o pamano minen janggo jaam somin élection présidentielle so ari onen kadi nanggo noon kam ɓe jaadi hen kono noon banda men kala ko wona gonga yahata kala ko wona gonga yahata tampin hoore ma kala ko wona gonga yahata nde wonno ɓen kadi paami Idrissa Seck mbiɗa sikki hande o waɗirani politique e nder leydi Sénégal mbeɗa mo yiɗi wonde président walla gueɗe mbaɗe ɗon ala Idrissa hande ƴeewata ko kaalisal kal wujjuno kal ene ƴeewa beele ma dat ko ɗum woni probléme muɗum hande kañum kono wona wonde pour yiɗi wonde président ala nde président Macky Sall sakkiri wadde ɗo en 2011 o ari ɗo mi ponno wadde un méga meeting mawɗo to Harlem Allah waɗi ñande hen toɓo mawgo e hewndu waɗi ɗo e nder leydi e nder Amérique ɗum waɗa cancellé caggal mum noon mbimiɓe bande men ɗum ɗo deyi wona hunde fewde président ummata ko Sénégal ara ha ɗo heno joɗen tan mbasa wadde haydara moins de 3 heures de temps min mbaɗi formé ɗon meeting ɗo e nder Brooklyn hay goto ni presque ko natani ko ɓuuri heede ko naati ko eywa e nder majjum noon nde ƴeftuɗi ɗon konngol mi haalni yimɓeɓe ne mbiya noon ma taw so ala course moɗo tan walla a dursata kon cimmoji dow ɗe
wiide an kala kala wiide wondala ko haltan ko on saha Allah no holli minen koy amen sa ƴeewi tan mbimi sa ƴeewi inde président o ko kelme jeenay woni hen sa limi ko kelme jeenay sa ƴeewi Macky Sall kadi woni ko kelme jeenay mbimi noon sa waɗi 9 plus 9 hono ko makko sappo e jeetati sa waɗi 1 plus on kadi hokkata makko ko 9 ɗum ɗo noon firti ko so ilam sene ara ilam ani ilam sene ara ko wona neɗɗo wawi ma waɗɗum ilam ilam wona neɗɗo mawto ilam ɗum noon mbimi sinnoɓe ganduno kamɓe opposition ɓe sinnoɓe jahani noon seeɗaɓe mabɓe ene kalnaɓe ko woodi ko goto mabɓe fof ma wiye rew caggal président Macky Sall kadi eɗen gandi président Macky Sall golle ɗe gollata ɗe mbiɗa sikki hande e nder leydi Sénégal mone fof yi hoore muɗum e gollal président Macky Sall wona wonɓe Dakar ɓe wona wonɓe Guinguinéo wona wonɓe Kaolack ɓe wona wonɓe Casamance wona wonɓe Fouta partout dans le Sénégal kala to jaaɗa hande aɗa yiya golle président Macky Sall en jii ko ari ko alaa meeɗa nande wiyama maaro ɓeydima alaa nanɗa mbiyeɗa diwlin ɓeydima alaa nanɗa mbiyeɗa sukara ɓeydima ko wonno ɗon o jippin ha less essence la même chose donc noon ko ɓuri ko hande ko gonɗi ko hande ko gonɗi ko hono banda men ko gonɗi ko koɓe keɓatno ko ɓe natti hebde président o kañum noon o meeɗi waɗede posé question o wi aw yimɓeɓe mbi wonde jogu makko gon ko ga taƴi min mbi wallahi seydi salam wona jogu ma taƴi noon ka jiɗɗo fewnude leydi ndi tan a jiɗi fewnude leydi ndi nde wonno ka jiɗɗo fewnude leydi ndi noon an a ƴeewandi gaɗo makko waɗata yimɓeɓe ƴeewata ko moƴƴeten leydi ndi ko hande ala galle diine galle diine goɗɗo nde leydi Sénégal mo yani hoore mum président Macky Sall galle diine fof jii hen koye mumen ɗum fof nan ene holla tan jomum wonde golle ɗe gollata ɗe ko heddi noon mi wi on ɗo hen audio ji Assane Diouf wonde mbaɗami invité e radio kalmi hen kamɓe ƴettoronoɓe ɓe fof mbaɗimi condamné kanko hoore makko mbaɗimo condamné sibo aussi mbaɗimo condamné ko ƴettade mo ɗe kadi o rutti kadi o ƴetti seeremɓe o ƴetti kadi les halife généraux o ƴetti gaɗo malle porte parole nde kaymi ɗum radio ngo noon maro noon ɗum muusimo o ƴetti kono min mi ƴettata ko yummakko ala mi ƴettata ko yummakko de mi ƴettata ko yummakko te mi yeftata ko de on noon aduna o gasa yimɓeɓe potaji aywa nden woni nde o ƴetti o gayni yimɓe hewɓe noddimi noon min mbiyami Aliou Ngoyde an kam neni ƴettode ƴettoɗa nde mbimi ɓay tan winda koye wuttamo tan mboɗa yahani wiya ƴettode nde caggalam ɗum ala probléme e kadi ne saɗa ɓorni wutte politique kala ɓorɗa ɗum fam ñande fof ma nan ka meeɗa nande ma yi ka meeɗa yiide ɗum ko politique sifori noon heddi noon yimɓe joom haqqillaji ɓe ƴeew ko mbaɗata ko ƴettode ala dunkol ƴettade min fof wawi ƴettade ƴettode la ilaha ɗum fof wawi ƴettade bonen ni woni nana jalani ko ɓuuri bonde e Assane Diouf ko pop e golle ɗe o golliɗ ɗe pop e ko haalata ko fof ko ɓuuri bonde ko fof ko suko debbo gonɗo e oɗo Facebook jamma e ñalawma o ñamata o yarata o hirtatako Françoise Hélène Gaye ko debbo ɓurɗo bonde e rewɓe ko neɗɗo bonɗo neɗɗo kulɓiniɗo neɗɗo ƴoƴƴo ko ƴoƴƴo mo ganduɗa hoorema mbaɗo peeje ɗe ganduɗa sa renaki tan sa naati a boomima ɗum waɗi kanko Françoise Hélène Gaye nde Assane Diouf fuɗɗi Assane Diouf ɓooyi haalde Assane ko joni watti ƴettade wattini mo ƴettade noon ko Françoise Hélène Gaye sibo Françoise Hélène Gaye waɗama invité ɗo e radio o wi ko wayi Assane Diouf ko kanko waɗi ɗum ko woni ko o sibu kanko omo jogui ma won hakke 4000 et quelque gaɗo hoore ma ko ami de Facebook o wi omo jogui ma won followers plus de 10 000 o ɗum waɗi so Assane waɗi tan kanko o ƴeftat ko foof gaɗo hoore ma o waɗi ɗum partagé ɗum waɗi nan jiita
Assane partagez sama gars yi partagez neɗɗo so waɗa partage ko moƴƴi yimɓe ɓe daña ngaaɗo hoore ma kone naftori kono partage taw ƴettoje ɗum noon oɗo Françoise Hélène Gaye ko debbo mbimami ɓurɗo bonde e rewɓe sibu o meeɗi waɗe ɗo invité e radio o nde o haalere nde o wi waw biñmi invité je Domaram TV ɗum ko TV Assane Diouf o wi nguen jeggal mo ci kaddu gi yan kaɗo haala o wi ngeen jéggal ma ci kaddu gi mimi yow yaa créé yow yaa créé Assane Diouf nee nga yow yaa lancé Assane Diouf nga jox ko télévision Domaram TV ngay ñëw ci rajo live nga ne ngeen diggal ma ci kaddu gi ay ngal doon naa fi gaagal boo gisee mu nafiq nu ñu lox mu nafiq mooy Françoise Hélène Gaye mooy mu nafiq parce que a waɗata créé neɗɗo mballa ɗum yo bonnu mbaɗa ɗum ko waɗa créé que télévision muɗum wiya wonde Domaram TV ƴew ndewa e konngol ngol mbiya ngeen jeggamo ci kaddu gi taw kadi donc an waɗi ɗum holno wayata ni ɗum waɗi so jii hannde mboɗo waɗa live mboɗo haalda e yimɓe ɓe ene jogii hannde jooni kadi peeje ɗo fewji peeje ɗe woni ko omona ƴefti wonde eɓe guddita compte bancaire a faami dey kala jiɗɗo donation jiɗɗo hokkude kalis nanna heen ɓe mbi waɗi ɓe ngol fenade o fenade asa wona Assane Diouf wona yummum Assane Diouf wona bandudebbo Assane Diouf wona monum Assane Diouf wona wonduɓe hay goto maɓe yita mbuɗu ngu ɗum komi won noon sibu sa woni ɗo e Amérique a wi a liggorako a wi wonɗa jogui diplôme aji jamma e ñalawma a wi a liggorako ɗum ne hawni ɗum waɗi mbimi yimɓeɓe wadde yo ndento jogui mbuɗu muɗum juuɗe tas ko yonti ko am deremdi sande ci Assane Diouf tabaski dafa jot bu yaba ngeen yonni seni xar ɗum ɓuuri wadde importance e wiide wonde oɗo mbaɗa collecté Assane Diouf te ala fof ko jogor yaade te mi haalan noon kadi ɗo e nder Amérique e New York kam surtout no New York waɗde ko des club ɓe liggay ɓe ngala liggey ɓe jahata jeere ɓe jeyani hay nokku ɓe pinat tan ɓe jogui placé ko guure gara maɓɓe place eɓe mbaɗa dabiye des pions kamɓe woni soɓe ndendi noon yummaɓe mbaɗi ko Françoise Hélène Gaye on woni yummaɓe aɗa andi neɗɗo sa jaɓani yumma jibinima tan so yumma jibinanima tan ma dañ yumma goɗɗo a dañat yumma kam heddo noon daña yumma moƴƴo walla yumma bonɗo kono a dañat yumma kam ɗum waɗi kanko Françoise Hélène Gaye nde o dari ɓe ƴeewi hankkadine yidde hebde ngama Assane Diouf Assane janggani Assane tarani Assane wawa wadde formulé hay une phrase on so wiyama wonde yo jooɗe TV ñan en waɗa show uji ko ƴettoje ɓe jeehi ɓe gandi ɗo joni hotoɓe keɓata tan Assane Diouf normal haɓe ɓeydo dañde bosé Assane ɓe mbi voilà Assane ligay defa léegi nanga attaqué Béthio Thioune Assane nanga attaqué Béthio Thioune Allah Assane daa xamul il ne connaît pas Assane daa xamul rek o fini subax o yani Béthio Thioune o ƴetti yummum o ƴetti bamum ala ko heddan ɗum komi haalan kam haala mawɗo leydi ɗum kam ko goɗɗum ɗum kam manquini ko a haalani Aliou Gayden tan kono ƴettade ko institution gama pli ho institution ƴettoɗa ɗum aɗum ko ɗum hunde hulɓinide e kadi an saɗa haɓano leydi maɗa d' accord joni noon kadi o rutti kadi Donald Trump o ƴetti yummum o ƴetti bamum aɗa andi so wiyama liberté d' expression gonga kono wona kay liberté d' expression ya ƴettu yummum yimɓe ƴetta bamum yimɓe ɗum woni liberté d' expression ɗum wona liberté d' expression so wonti liberté d' expression Bouba mi salminima so wonti ko liberté d' expression wonde ko ya daro ƴetto yimɓe ɗum ɗo ko hunde hulɓininde
kono noon ko waɗa ɗo ko pop ko gollete ko fof ko oɗo François Hélène Gaye min noon bettimi tan ko neɗɗo goto bettimi vraiment noon so haala Allah kam ɓayde ko haala Allah vraiment on kam betti kam no feewi ko musidɗo amen ko oɗon wiya Ousmane Dramé o wi o waɗi leydi ndi duuɓi capantati e joyyi duuɓi capanɗe tati e joyyi o waɗi leydi ndi leydi noon sa waɗi duuɓi capantati e joyyi mbimi noon kanko nde o ari ɗo nde président France o yaranno duuɓi nayyi par ce que yarano 39 ans donc jarawo 39 ans ngati jarawo 39 ans aɗa yara duuɓi capantati e joyyi mbiɗi sikki sa wone e ladde so Allah haɗima kalis kam aɗa foti wawde dañde kam haqqille no mbaɗa wurdude yimɓe neɗɗo sa dañani kalis kam dañ kam no mbaɗa wurdude yimɓeɓe ganda kam ganduɗa hoore ma kam vraiment hay sa ala kam a jiguima haqqille kam wawa wurdude yimɓe min noon Ousmane Dramé ne ƴefti konngol wi wonde ko Assane mata koko mettini ɗum noon muusimi no feewi muusimi noon par ce que Ousmane Dramé ko neɗɗo intelligent Ousmane Dramé ko jamma e ñalawma nane winda et dans les journaux on noon so darimi waɗa supporté Assane Diouf walla mataw Assane Diouf ko haadi ɗon ko mata koko muusi ɗum noon ɗum hawimi seeɗa noon ɗum hawimi seeɗa wona neɗɗo mo jiɗannomi oɗo Ousmane Dramé c'est quelqu'un qui est intelligent super intelligent kono noon ala mo juumata xam naa dafa juum Ousmane Dramé daa juum Ousmane misul mel nii Ousmane dina wax ni nga xam ne xalaatam depuis bi mu nekk au début da doon bind tout le temps ñu ngi koy gis Ousmane Dramé NYC USA yaa ngi bind ku dégg bëccëg waaye nag dara dema hannde aɗa wiya aɗa supporté Assane Diouf loolu moom juumta la waaye nag Youssou Ndour way na nit ku dul juum amul nit ku dul juum amul Ousmane Dramé dangaa juum nag nit ku nekk day juum ngandumi kam mo juumaani dama xam ne nit ki xam ne ku musul juum ki xam ne kii lépp lu mu wax ci lu baax bett na ma mooy Texe Gaye je le dis haut et fort Texe Gaye ko neɗɗo mo ngannduɗaa wallahi l azim hay soko ha yeeso makko kan jiiɗa sa yeeso ngo tan a wodat powɗamo sa yimon assalamu aleykum a salminimo tan sa daarimo wodat powɗamo on noon so wimi waɗi supporté Assane Diouf en yaadi Assane Diouf kala ko Assane Diouf wonde ko gollino yaadi hen min on bettanimi min on meeɗa bettudemi way bacca way aɗa wawi wadde oɗon mbawi wadde cher ala probléme oɗon mbawi wadde ɗum cher oɗon mbawi ɗum partagé ala probléme way on gandumi on kam ko looraki tan Macky Sall mbi tan ko président Macky Sall kam ko ñum woni tan ko wonko looraki ɗum ala mbaɗa hen noon mbiɗum a yiɗani neɗɗo kay ɗum ala ko yimɓe mbawi hen ɗum ala ko min mbawi hen ko heddi noon président Macky Sall golle ɗo gollata nder leydi Sénégal ɗo mbimi on ɗum ala président gonɗo ɗo ligguiri ɗum même les gens du PDS le reconnaissent ɓen koyemen darima mbi Allah ne andi woni maɓɓe ɓe kaldumi mbi Aliou Ngaye ɗo ñun da xam nañ vraiment président Macky Sall lu mu ngi liggéey te président Macky Sall xam nañ aussi vraiment lu mu def ci Sénégal kenn defu ko waaye nag yéen waxal leen ko seen bopp ɓen ka men gandi ɓen kay jii wonde ko golle ɗo gollata de heddi noon koye politique gonɗen ko goonga kañ politique ko gonɗen en mbawa gollude ɓe mbiya wonde kamɓe kamɓe ɓe kaala ko président gollata ko ɗum hayso noon en ngala ɗemde hayso en kaalani wallahi mbimi hayso en kaalani ma golle ɗe kaala hoore muɗum ay golle ɗe ko golle ɗe kaalata beele ko neɗɗo wiyata wonde kaari waɗi ɗum ɗo kaari waɗi ɗum tan ko ha ɗumniɗo kono kay ko ɓuuri ko yoodi ala e daranam ko yoodi ala e daranam sibu sa rewe godron mo pewnaɗo sa yi godron ko ma wi ɗum ko président Macky Sall waɗi ɗum ma wi ko président Macky Sall golli ɗum sa ummima a ari aɗa sooda litere ma diwlin wonno ko temedde ɗiɗi a watti so temedde capannayyi ɗum kam ma diwlin o wiya ko wonde mi ustama diwlin o hoorimo haalanta hoore muɗum sac mara jaranno ujunnaje tati temedde joyyi a watti sodde sac ujunaji ɗiɗi temedde joyyi walla ujunnaje tati ma temedde joyyi mi wonde gama usta donc ainsi de suite ko golle kalata hoore muɗum ko heddi noon ɓeeto il travaille peu il parle beaucoup ko ɗum woni différence o woni ko kamɓe il travaille peu il parle beaucoup président Macky Sall il travaille beaucoup il parle peu ko ɗum ɗo tan woni différence o kono wona kay wonde ganduɗo hoorema président Macky Sall liggey ɗum kay wondi ko wondi ni ko haalde ɗum ni mata ko wiyede mata ko
ko taxa julli wira wonti kefer wawa wonde par ce que golle président Macky Sall wondi ko suuɗaki président Macky Sall ko golli ko suuɗaki e kadi ene wa diaspora jetten Allah no fewi jetten président Macky Sall sibu hande so wiyama wonde ngaaɗo hoorema wonde député à l'Assemblée nationale yimɓe diaspora guittamen ko foti hakke yimɓe sappo e jo ene mbaɗa représenté diaspora ɗum ko yettat Allah no fewi ɗum meeɗa dañede ɗum ɗo meeɗa dañede ko ɗum waɗi noon yimɓe kala ko dañata haale kala ko meeɗa dañede haale ɗum noon eɗen jettamo hen kadi no fewi par ce que président Macky Sall golle ɗe golli ɗe vraiment hay nokku en suuɗaki hay nokku en suuɗaki ko mbiyami on ko internet o hande moni foof nana haala ko wela moni foof ene sikki mara ko so ari e live Facebook walla to so darima e ɗum ɗo kala ko waɗi wonde ngam ene yaltano ɗum noon mboɗo waajo on faut ndento ɗon faut beaucoup faire attention faut beaucoup faire attention parce que so wona ɗum tan janngo addata ngaaro hoto makko jomum daña tan caɗele voilà le cas de Assane Diouf heddi noon la Françoise Hélène Gaye mi haala noon c'est la plus intelligente et la plus dangereuse au niveau de la diaspora ala leydi ndi o waɗani o yeehi Allemagne o yeehi France o yeehi Belgique o ari Amérique debbo noon so limanama ɗeɗo leyɗele foof on noon yimɓe poti rentade ɗum no feewi elle est super dangereuse cette dame là super dangereuse kala ko Assane Diouf heeɓi ko kanko nan ɗum hen Assane ɓooyi haalde e ɗum ɗoji mais Assane meeɗa ƴettade ko ɓe gari ko ɓe mbaɗi déformé Alassane ɓe mbaɗi déformé Assane ɓe mbaɗi déformé Assane hankkadi noon woni naati hankkadi mo to fota nadde ko ɓurno wonde la racine principale ce sont les membres du PDS naɓe ɓe ko kamɓe jiiɗi bonnude ngaaɗo hoore ma ala ko ɓe mbaɗani hande ɗo kala ɓe jiiɗa ɗo hande waɗoɓe ketɓe walla haalaɓe dans les réseaux sociaux fof sont les gens du PDS fof ko opposition Assane bon xëyna ni la ko mën a xëyna ni la ko mën a expliqué wu di saaga nit ñi keroog bi ñu invité dama ne képp ku ñu saaga sa ndey doona bu saagoon sa ndey di ngeen ko supporté François Hélène Gaye bu saagoon sa ndey doo ko supporté c'est parce que nag tu es malhonnête ngay def li ngay def yenn yi nit nag bu nekkee malhonnête dara du ko jom léegi yaa ngi nii léegi di voté indi leen collecté as du gis benn dërëm du ko gis yow mi nga xam ne yaa ngi fii liggéeyoo xëyoo gontoo defoo yooru fenn nga demul 24 heures sur 24 yaa ngi si Facebook ku ne issue rek xam ku tis li loolu jàmm la ngay nekk ci Amérique fii ñi nga xam ne sax bouteille ndox mi sax dafa cher ñu ne ñëpp xam nañ nga naan boo doo liggéey boo voilà boo xëyee rek formé ak déformé intelligence am bi yëpp nag mooy déformé ak formé mun ni may waxee léegi ci vidéo mi sax mun na ma déformé léegi la mu def ma taatu neen loolu la jàng diplôme yi loolu rek lu bon rek la jàng moom musul jàng lu baax lu bon rek la jàng kon nag kooku dañ ko war a moytu parce que kooku ñi nga xam ne dafa yàq société bi ñu mel ni ñoom dañoo yàq société parce que ku ne dafa ànd ak ki nga xam ne Assane Diouf lu mu def mbaa lu muy wax kooku xam ne kooku dañ ko war a ragal parce que képp ku ñu saay sa ndey da nga war a mer parce que nit ñi amuñu li nga xam ne lu gën sa ndey waaw Texe Gaye moom lu ma leen wax rek Texe moom kooku nee na dafa supporter Assane Diouf 100% loolu moom bettuma de Texe loolu bettuma ce qui sur loolu bettuma loolu moom musuma bett yow moom boo nee da nga supporter Assane Diouf 100% loolu bettuma waaw lu ci des mbiyamon bandiraɓe ko yimɓe ɓe ko yo tinnu yimɓe ɓe yo ɓeydo gollande président Macky Sall yimɓe ɓe yo ɓeydo nangande président Macky Sall par ce que nangande président Macky Sall woni nangande Sénégal nangande président Macky Sall woni nangande ngaaɗo hoorema leydi yo yaaru yeeso nangande président Macky Sall woni nangande Afrique sibo hannde kala to jaaɗa aɗa farnoro aɗa wonde ka sénégalais kala to jaaɗa noon aɗa farnoro ɗum won noon
ko jommu président Macky Sall to nawi Sénégal ɗo président Macky Sall to nawi Sénégal ɗo o nawi Sénégal koto yooɗi o ñanti Sénégal o yonni Sénégal o holtini Sénégal sibo hande ɗo Nations Unies nanata mois de septembre wowno ko so président africain ari ko c'est le seul président mo ganduɗa so ari ɗo ko layen ayno ko wiyata layen ko en dewdir mboɗiɗi yidema ko noon ko des audiences kanko ko audience uji o hokkata wajiɓe ɓe mon fof en yiiɗi wiyede wonde foddime makko walla dardime makko ɗum ɗon noon ko neɗɗagal makko ko jambaragal makko ko tinnade makko ko andede wonde makko ko gollowo ɓe gara cahan ɓe sa ala golle sa gollan daratama ni sa gollani kañumen daratama ni ko heddi noon ko yimɓeɓe yo ɓeydo nangodirde ko appel mo mbaɗami ko parti politique mo gonne ɗo gonne ko Benno Bokk Yakar Benno Bokk Yakar haali hoore muɗum yakar foof nani hen yakar foof nani hen te yakar foof waɗama hen heddi ko yimɓeɓe ko yo ɓeydo tinnare yimɓeɓe ko yo ɓeydo nangodirde mballa président Macky Sall wellude président Macky Sall mbi ko mbimi ko wallude Sénégal sibo hande diaspora o nden hay sa yiɗi nden ƴeew tan an gona ga e leydi jiiɗa addude oto donka kono ƴeewde o ari fofo ussi wonno ko duuɓi joɓati duuɓi jeetati kono min ceetande makko mamin ñaagoma haw yaha duuɓi sappo ko baɗoɗo Aliou Ngayde mo ngala otoji fof kam ma addu haso kante muɗum e yaade duuɓi sappo ahan ɗum fof koye ballal diaspora o woni sibu sa soodi oto ma uppa nder galle maɗa joni jomum kutoro hen e kadi ni président Macky Sall gollede gollata ɗe o gollata to ala haala te kadi ƴeew otoji ɗi joni nana mbaɗe supprimé timi ɓe ganda otoji nana mbaɗe supprimé au niveau de Sénégal yana ɗiɗo taxi gaddade joni plus de 500 voitures non ɗon taxi des taxis ko yo jomum yo liggo ɗum cela veut dire an sa jigui oto kante tan ko ni on kam ma waɗe gabiche manami balis kesso ara donc noon ɗum ɗon élage ba ala probléme ma 10 ans aroy so Allah jaɓi inchallah 10 ans ma aroy ha 10 ans inchallah donc noon ɗum ɗon koko wallata yimɓeɓe no feewi ɗo joni ƴeew ɗo joni gaɗo hoore ma ɗiɗo bisuji gaddaji so ƴeewi tan les car murid la ko mbarata par hirande tan hay goto anda accident ji hay goto wawa famde ɗiɗo jaga jaawi ko mbarata par hirande hay goto anda famde a yira kay bis climatisé bis bien climatisé bien équipé mbiyeɗa ko 9000 francs walla 10 000 francs jaran kam mbiɗa ƴefta car murid gaɗo hoore ma ko poussiére waɗatma taw aɗa yoɓa 10 000 francs non c'est pas possible donc cela veut dire que ɗiɗon nan mbaɗa éliminer sans autant ko wiye wonde gam e jomum goppu par ce que so ɓoyta sa yaani ɓoya gara sa ala kila leb so ɓoyta tan guinana gara ɗum waɗi jomum yalta jeere tawtina yalti jeere ɗum noon ko mbiyam yimɓeɓe ko yo ɓeydu nagande président Macky Sall yo ɓeydu gollande président Macky Sall ko heddi noon le cas de Assane Diouf mi haali hen Assane Diouf mi ƴettatako ɗum mi yoftatako mo de ƴettatako yummakko noon ko debbo moƴƴo sibo yummakko aɗa andi YouTube ko wonko keɓata tan won audience mo keɓata ko publicité nanere hen e nder publicité ɗi noon wonko dokketeɗa o heɓi hen kalis noon fuɗɗinoma heɓde hen kalis kadi ko neɗɗo mo ganaɗo hoore ma andi jarano wondide neɗɗo o pour andude hol façon neɗɗo o quoi nde wonde yimmiraɗo o meeɗani toppitade gueɗe yimmiraɗo o kono nde heeɓi kalis o hankkadi noon o wimana makko neɗɗo hijjore uyno tan yimmiraɗo o taw noon kala vidéo mo waɗi mbaɗi hen nan toon gara kolla yimmiraɗo o ko ƴettoro ko omo ƴetto les murid omo ƴetto les tijani omo ƴetto partout on wimo wonde gaɗo hoore ma kañum yafrimoma Allah oɗo kalis mo wimo nedde mo pour yalde makka mi yafrimama Allah so wonti ko ma ƴettoɗa nde keeɓa kalis aɗa nami makka a ganda oɗo debbo ƴettata o debbo moƴƴo heddi noon kanko oɗo gaɗo hoore ma Assane Diouf neɗɗo so yumma jibinani mon ko goɗɗo jibintuma kanko hande wonɗo yummako ko Françoise Hélène Gaye ɗum woni ko mbimon ko c'est la dame la plus intelligente et la plus dangereuse sibu kala ko heeɓi oɗo ɓiɗɗo kanko waɗi ɗum
donc Françoise Hélène Gaye ɓooyi haalde live Facebook o ɓooyi haalde live Facebook kono hay goto dartanamo kono probléme o woni ko il fallait o waɗa créer aɗen kanko ala ko wawi gurdam makko so wona wadde créer mbimami o waɗa formé et déformé hayɗo joni gonmi ɗo joni oɗo kalɓe ɗo joni joni o wawi wadde créer tan o itta men o ɓoorami komi ɓolo jangde makko nde ala fof kanko ko janggi so wona koko boni tan Françoise Hélène Gaye ala ko janggi e gurdam muɗum so wona ko boni tan janggi non neɗɗo so janggi ko boni noon waɗa tan koko golle bone ƴeew o wi o waɗa invité ñande na radio eyyi waaw man moom bi ma jëlee samay diplôme di ñëw naa Sénégal bureau bu mu dugg rek mo wonne sama CV mi wona CV ɓe ndaara ko min ɓe ndaarata neɗɗo noon mi ƴettata ni kono kam sa tawi neɗɗo ne una tun ene una kaari wonta ɗo ko guerte a guerte o jooɗo walla kecce ala koɗe kecce ɗum ko haala addi kono aɗa una koko unata ɗo tan nan gasi ɗon tan aɗa hay konngol arata neɗɗo noon ko kañum hollirta hoore muɗum aɗa anndi so debbo sono yiɗi suurade saɗa tawa debbo kewɗo suturo ɗin suuri a arata e radio ji mbiya wonde ahan demnaaki bureau naggam ñumay kii mi indi samay CV waaye kenn xoolu samay CV man la ñu xool nit ku yiw dina wax loolu nit ku yiw dina wax loolu ci rajo ku yiw dina wax loolu ci télévision mais lii yëpp yaa ngi yàq sa bopp rek pour am buzz di yàq sa bopp rek pour am buzz nit yàlla mooy joxe buzz na nga ñaan yàlla am buzz ni nga ko war a amee na nga am buzz ni nga ko war a amee même bu fekkente ne il faut nga saaga mbaa il faut nga nekk fii di wax lu ñaaw mbaa di xaste pour nga am buzz boo buzz yàlla na ci yàlla musal man de ñaanum yàlla am ba buzz ñaanuma ko yàlla duggal nga Assane Diouf nag Assane Diouf danga ko dimbali bu baax a baax dimbali nga ko ba mu dugg léegi nag yaa ngi fangaas ci la Facebook yi indi leen xaalis lii dafa yomb de Françoise lii dafa yomb de lii yomb na trop lii yomb na nga duggal Assane Diouf ba mu dugg nag saaga nit ñi saaga seeni ndey saaga seeni baay saaga sëriñ yi bàyyul kenn léegi nga ne waaw nañu dajale xaalis pour dimbali Assane Diouf fan nga gis Assane Diouf foo gis Assane Diouf yow foo ko mën a fan nga ko mën a dimbalee yow fan nga ko mën a dimbalee xanaa kañ da nga indi na xaalis bi bu ñu indee xaalis nga def naan ko li ngay def tout le temps parce que boo nekkee fii ci États-Unis nga ne doo liggéey doo def dara xam ne doy waar de liggéey rek Facebook rek moo si liggéey Facebook rek WhatsApp partage leen nag nii lii yomb na lii du fay loyer de lii du fay luwaas lii du fay gaz lii du fay heat du fay électricité waaw fii boo fi nekkee da ngay liggéey da ngay ñafe ngay def comme ni jigéen sa morom jigéen lu ñuy def nga dem ci salon yi mbaa nga dem def baby city mbaa whatever waaye nekk fii rek bis boo xëyee rek yow yaa ngi toog dal ci Facebook rek waaw di jéem def dara di uti dara di créer dara parti politique bu nekk dugg nga ci Sénégal di wëndeelu rek comme perméable luumu mbuusu luumu rek di wëndeelu yée ngi léegi yaa ngi ci Idrissa Seck fii nga teeroo nag ci Idrissa billaay foofu nga teeroo parce que loo mus ko moo la gën a muus loo bëgg moo la gën a bëgg loo am xam-xam moo la ëpp xam-xam waaw foofu nga teeroo foofu moom mooy last stop li ñuy waxee last stop everybody out last stop fii mooy ñëw nañu ci dernier kii ñëpp nañu wàcc yow nag teera nga fii nga teer ci Idrissa Seck waaw ci Idrissa Seck nga teer nag waaw li si des nag lu may ñax nit ñi nañu gën a góorgóorlu Sénégal suñu Sénégal la Sénégal ñoo bokk ndee bokk bàyyi mun nga def politique parti politique bu la neex mun nga faa dem waaye nag lépp looy wax ak kaddu yooyu yëkkati na nekk ay kaddu yu yiw na am ay kaddu yu rafet moo gën parce que Sénégal suñu Sénégal la waaye taxaw ci Facebook di saaga nit ñi di saaga seeni ndey di saaga seeni baay xam nga lii du liberté d'expression lii ku ko def boo foogee fii ci Amérique am nga sañ-sañ
di def live di saaga nit ñi seen ndey ak seen i baay tu te trompes loolu bokkul ci seen constitution de loolu bokkul ci seen constitution de saaga ndey saaga baay laaj leen représentant yi nga xam ne représentant bu demoon si ak kii how you call it Maison Blanche benn républicain président Obama moo doon wax de mu taxaw mu jóg mu ne Mr. President you are a liar Mr. President you are a liar jono yimɓe républicain ɓe ko ɓen koyumen dari kaɓe makko parce que États-Unis d'Amérique aussi quoi qu'on dise que gona démocrate walla républicain le président est respecté fo yimɓe paama ɗum kono nag un Samba Boy mun na taxaw fale naan day wax wala bind fii ay t-shirt yooyu amul benn considération loolu amul considération waaye kooku bu mu defee ba pare gars yi dañ ko woo ñu ne la désormais lépp li nga xam ne li nga amoon ci suñu parti bi dindi nañ ko parce que dañ ko yar saaga nit warul saaga boo nekk opposition war ngaa war a wax lu la neex waaye nag di fa taxaw di saaga ay nit ñi loolu du gor waru ko def nit dafa war a xam lu muy def war a xam fu muy teg tànkam parce que aussi Françoise Hélène Gaye nu mu yàqee Assane Diouf xoolal nu mu poussé Assane Diouf ba saaga aussi kii Béthio Thioune saaga sëriñ yi nga taxaw nag nga naan waa da ngay def fundraising pour Assane Diouf nga ne nit ñi dañuy indi seen xaalis nit ñi dañoo dof parce que xaalis bi bu fa ñëwee duñu gis dërëm lañu dul gis waaye nag aussi ma xamal leen seen problème jeexul de balaa Assane di génn d'abord am na club ñoom club la ñu am na ci fans club am na fii ci New York xam nañ leen billaay xam nañ leen xëyuñu yooruñu gontuñu demuñu fenn waaw fenn la ñu demul seen problème bi yépp boobu temps Abdoulaye Wade ministre yi ñu ngi doon jaabante fii comme nga xëy Brooklyn di dem downtown noonu lañ doon ñëwee ministre bu ñëw rek ñoom ñëpp ñu ñëw pasar xaalis bi waaye loolu amatul ministre fii sax léegi pour gis fii ministre problème la fii léegi di nga gis 6 mois 7 mois sax gisoo fi benn ministre man de yàlla xaw ma sax na laa gëj fii ministre ñëw fii duñ ñëw parce que amuñu temps ñu ngi Sénégal di liggéey waaye nag ñelee di fi doon ñëw rek di noos waaw xaalis bi di gën a rek ñooñu seen club boobu ñu ngi foofu bu ministre bi ñëw rek voilà monsieur le ministre on va créer ceci on va créer cela bon yaa fen nag du dem fenn di nga daw gudd ak ba ci vir waaye dëgg bu ñëwee benn bés mu ne yaa maa ngi nii taxawal bu yàbba ngeen dem liggéey leen loolu moo am solo waaw fans club bi da ngeen war a tas seen fans club bi xam nañ leen de waaye gannaaw Ousmane Dramé bugg naa nag vraiment nga duggaat ci sa Facebook bi mbaa nga dem ci xalima vraiment nga baalu wax dëgg yàlla nag sama grand nga Ousmane Dramé sama grand nga dama la soppe trop vraiment ku baax nga et tu es intelligent boo gisee ma répété sa tour nag c'est que vraiment li nga def ma métti parce que Ousmane Dramé yow da nga nekk nit ki nga xam ne nit ku yiw nga nit ku intelligent nga waroo taxaw nga naan waaw Assane Diouf lu mu def ànd naa ci non Ousmane foofu moom Ousmane grand Ousmane foofu moom vraiment da ngaa kii 35 ans au niveau des États-Unis d'Amérique 35 ans nga wax keroog nga ne 35 ans yaa ngi fii ci États-Unis d'Amérique boobu temps président France mu ngi am 4 ans mu ne nekk sa doom waaw boo amee doom na bi nga xam ne bu war a jiitu réew grand Ousmane war ngaa seetal sa bopp nag wax dëgg yàlla foofu moom man lu ma la ñaan rek mooy nee nga rek yow da ngaa juumte waaw parce que Youssou Ndour wane ba pare nit ko dul juum amul da ngaa juum parce que yow
vraiment nit ku baax nga nit ku intelligent nga nekk nañu comité directeur association des sénégalais d'Amérique boo yëkkatee kaddu vraiment ñëpp dañu lay seetaan ñëpp dañuy lay déglu nit ku ñuy déglu nag ku ñuy def attention am na kaddu yi nga xam ne waru ci gën a ci gémminam déedéet warul génn parce que ku baax nga waaw et puis tu as vraiment travaillé pour la communauté sénégalaise def nga lu bëri waaye nag naan da nga supporter Assane Diouf loolu moom grand foofu moom wàcc nga tuuti waaw xam naa ne loo supporter Assane Diouf saaga bi ma saaga moom xam naa ne supporter woo ko loolu moom xam naa ko supporter saaga bi ma saaga président supporter saaga bi ma saaga ministre yi ak ñi xam ne donc nag vraiment loolu grand da nga war a dellu nga baalu nit ñi xëy na nag yow tam da ngaa juum dama xam ne rek ku juumul moom mooy Texe Gaye moom xam naa ne juumul waaw dama koy waxaat encore ngeen baal dama koy waxaat encore Texe Gaye moom juumul moom mu ngi ci rajo yi xanaa moom daa mënul rek jël kii nu koy waxee daa mënul jël ci rajo yi rek di saaga waaye nag wax ju muy wax moo gën a ëpp ak saaga sax waaw wax yu muy tëg yu muy wax moo gën a ëpp ak saaga waaw Texe Gaye parce que dafa nekk nit ki nga xam ne moom daal boo ko ne asalaamaaleykum sax boo ko xamulee sax doo ko nuyu waaw kanam gii moo mel noonu waaw boo xam naa moom bu nekkoon Sénégal day naa ne xëy na gendarme yi ngeen baal ma danaa xëy na moom c'est un gendarme mbaa c'est un policier waaw mine fermé serré xam nga loolu moom bu mine bu serré fermé wu ci xol lay génnee waaw maam du ma waxantu waaw loolu moom moo nekk ci moom waaw moo nekk ci moom de waaw moo nekk ci moom merci Alassane moo nekk ci moom parce que nag aussi loo bañ président Macky Sall président Macky Sall au moins yaa xayti xam nga ne président Macky Sall liggéey na seulement nag problème Texe Gaye dafa nekk nit ki nga xam ne xam nga man mos naa ko wax ci rajo moom wax naa ak moom mu coupé ma wax naa ak moom ci rajo mu coupé ma moom dafa nekk nit ki nga xam ne Texe il est super dangereux xam nga un enseignant bu demee bay def formé wu ay kaddu luy dangereux lay doon parce que moom nu mu xeexee woon Abdoulaye Wade la ilaha illallah moom jënd na fii heure uniquement rek pour xas Abdoulaye Wade amul lu mu waxul président Abdoulaye Wade loo xalaat rek lépp loo xalaat lu bon wax na ko Abdoulaye Wade à ma grande surprise ci élection législative yi xoolal rek moo nekk directeur de campagne seen non xam nga moo tax ndeysaan politique bu fekkente ne da ngay def politique avec benn conviction da ngay mel ni gis nga kii nii da ngay kii rek nii rek doo am place benn place moom keroog bu ñu dajee consulat wax naa ko ma ne ko yow ban parti nga représenté mu ne lan daf ma ne woon société civile ma ne ko société civile ma ne fan nga nekk société civile kañ nga nekk société civile yow yaa ngi nii ci rajo guddeeg bëccëg di xas nguur président Macky Sall démb Abdoulaye Wade na woon da nga àndoon ak Idrissa Seck gën na fële léegi yow tam yaa ngi wëndal ma ne ko doo fi représenté benn société civile nag loolu moom il faut mu leer doo fi représenté benn société civile waaw ñu nekk foofu ci bureau yi ñu xuloo bu métti c'est parce que dama xam ne moom gëmul dara nit ki nga xam ne gëmul dara la gëmul dara nit ki gëmul dara nag kooku moom moo tax ma ne la lépp lu mu wax ci bon lépp lu mu wax rek man moom bettu ma lu may bett kay moom Texe Gaye wax lu baax waaw boo waxee lu baax rek xam naa ne bett na ma loolu lu mu wóor la Texe Gaye boo waxee lu baax rek billaay bett na ma ñeneen ñi nag am na ñoo xam ne sax du ma tudd seen tur loolu moom jaru ko loolu moom du ma jaar seen tur sax ma jaru ko parce que y a des gens nga xam ne yore seen rajo di wax rek yooyu moom je comprends parce que aussi ndeysaan xam nga boo doon am dara yàlla def ñu xañ la ko
dafay métti nag wax dëgg yàlla waaw c'est que ñoom mosu leen xalaat ndeysaan dinañ génn ci nguur gi moo tax ni ñu génnee affaire bi dafa leen def surprise waaw robinet yëpp tëju nag robinet yëpp tëju waaw amatuñu ministre buy ñëw fii seen président boobu ñëwtul fii léegi affaire bi ndeysaan xaw leen kii trop ndeysaan waaw moo tax ñu am kii bu rëy rëy moo tax vraiment ñooñu sax du ma leen daal sax ma leen kii parce que xam naa dañu am lu leen naqari daal waaw dañu am lu leen naqari waaye nag président Macky Sall moom ñu ngi koy sant bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax a baax et puis aussi bépp Sénégalais vraiment gis na ci boppam taarix yi diini l'islam yi gis nañ ci seen bopp vraiment wax dëgg yàlla moom daal vraiment jàmbaar la def na lu bëri de lu bëri def na ko lu bëri def na ko ci biir Sénégal waaw lu ci des nag opposition même bu fekkente ne da ngeen de opposé wu opposition moom baax na ci réew waaye nag xam li ngay wax xam ni nga koy waxee ak foo koy waxee c'est important dans la vie aussi bul jëkk-jëkk rek nga naan da ngay wax lu la neex mbaa nga ñëw di saaga nit ñi xam nga loolu aussi du politique waaw loolu du politique kon nag nit ñi dañ ci war a maanu bu baax a baax bul ñëw ci live Facebook rek di saaga mbaa yi demee noonu kii du ma saaga ndeyam Assane Diouf billaay du ma ko fayu billaay du ma foyante ak moom jamais non du ma foyante ak moom parce que moom ndeysaan man pour man daal Assane Diouf ndeysaan dama ko yërëm dafa soxla ñaan parce que ñaan bu mu soxla mooy ndeysaan ñu ko duggal ndeysaan moom jàngul ndeysaan xam nga boo jàngoo yàgg na fii nag il a fait ici 16 ans waaw 16 ans xam nga boo defee ci réew 16 ans war ngaa mën a am tuuti xalaat au moins daal waaye nag ndeysaan moom kiyul noonu ndeysaan yàlla daa def ndeysaan ñu nax ko nag dañ ko nax de Assane Diouf dañ ko nax waaw dañ ko duggal ci biir daawoon na wax lu yàgg daaw na ko wax waaye mosuloon saaga waaye nag cette dame bu mu leen wax Françoise Hélène Gaye moo gën a bon ci jigéen ñi elle est super dangereuse dama leen koy wax de du ma leen a nëbb elle est super intelligente et super dangereuse parce que Assane Diouf lépp lu mu def moo ko ci duggal de moom daawoon na def live lu yàgg parce que amul liggéeyul mu boo liggéeyul nag da nga bëri temps man mii xanaa tey dama sacrifice sama bopp rek waaye nag Friday ak Saturday in New York City xam nga boo fi toogee ay waxtu yi ngay wax li ma def sacrifice la waaw damay sacrifice tey vraiment jël sama temps yëpp bëgg wax ak sénégalais yi bëgg wax ak suñu mbokk diaspora yi bëgg aussi xamal ñi nga xam ne ñuy bëgg supporter Assane Diouf à travers cette dame Françoise Hélène Gaye nañu moytu bu baax a baax parce que aussi boo moytuwul parce que xam nga fii réew mi boo fa duggalee dërëm dañuy xool de dañ lay saytu il faut nag ngeen def beaucoup attention ngeen def beaucoup attention am na ñoo xam ne nag dañoo jëngu xam nga mooy waa lu mu am jël am na ñoo xam ne mooy lu ñu am jël donc bu ñu amee ak seen am ak seen ñàkk yëpp lañu yemale kon nag ñooñu bu leen topp ñooñu de bu leen topp ñooñu parce que kii di Françoise Hélène Gaye moytu leen ko de Texe Gaye moytu leen ko ñii dañoo ñii lépp lu ñu mënuñu wax lu baax mënuñu ko bu ñu waxee lu baax dañoo juum parce que aussi bu fekkente ne dañuy pousse Assane Diouf bay saaga ay nit ñi nga xam ne defu leen dara defu am na xam ne saaga nag xamu leen man mi ma saaga mosumaa gis il m'a jamais vu waaye nag damay wax la sama xalaat on m'a invité à la radio on m'a posé une question et j'ai répondu et puis lu ma wax moo am parce que mu ne ma dama ko jaxase ak sëriñ yi ak les porte-parole yow ne nga am ne benn porte-parole bu ñu joxee 10 millions mu gedd waaw yow Assane sa xam-xam fa la nekkee ba nga xam ne benn porte-parole bu ñu jox 10 millions am na ñu nekk ci sa ginnaaw di la nax di la dugal
mais xam ne sax xamoo foo teg sa tànk moo tax nga am nga ñu duggal la nga am li nga am nii waaw parce que da nga waroon moytu te moytu woo kon nag lii lu may lancer mooy nit ñi nañu def beaucoup attention nit bu demee bitim réew boo nekkee bitim réew da nga war a dal boo nekkee bitim réew da nga xool li ngay def boo nekkee bitim réew dafa am li nga war a def lu bare sudul dem di taxawaalu mbaa di saaga mbaa yu demee noonu bitim réew boo fa nekkee da nga war a liggéey jàppale say mbokk jàppale sa waa kër jàppale sa réew waaye nekk fii amoo liggéey xëyoo gontoo toog rek di créer dara il faut créer quelque chose pour survivre loolu du dem fenn de fii ci Amérique loolu du dem fenn de moo taxit mu créer Assane Diouf léegi Assane def nañ ko rap ci kaso bi léegi mu ngi fangas mu ngi toog léegi mu ne waaw ñëw leen dimbaleen Assane parce que Assane ni na parce que dañu ne Assane terroriste la dañu de day fen rek ndaw soosu dafa muus de laa ilaha illallah Françoise Hélène Gaye fii ci diaspora bi fii ci Amérique bépp jigéen bu fi nekk moo la gën a muus elle est super dangereuse bari na diplôme nag macha allah waaw Sénégal nekk na fa jàngalekat foofu la am na diplôme dem Allemagne am fa ay diplôme dem France dem fa ay diplôme dem Belgique dem fa ay diplôme am ñëw fi si Amérique am fi ay diplôme waaye yow diplôme moom jëruñu ko de diplôme moom mooy ñi nga xam ne di sos rek di sos guddi di fen bëccëg di créer dara léegi nag mu ñëw créer Assane Diouf voilà mu créer Assane Diouf bu mu créer Assane Diouf nag léegi ñu jël Assane Diouf voilà ñu rap ci kaso bi léegi nag mu ngi fagas léegi ci la Facebook mu ne ñëw na dimbaleen Assane Diouf xam nga dimbale Assane Diouf ma xamat képp ku dugal xaalisam ci par crédit carte boo fa dugalee par crédit carte mbaa nga def fi ay kii mu am trace moytu leen de man lu may wax nii nag ci Facebook laay waxee de képp ki nga xam ne am nga fi sa doom ku fi am fi sa doom na nga ko aay ci loolu de waaw na nga ko aay ci loolu de am na loo xam ne moom vraiment boo moytulee rek vraiment da ngay kii voilà il faut ngeen wax moo taxit ma jël sama temps tey ji vraiment bëgg wax ak nit ñi pour ñu xamal leen lii il faudrait pas ñu leen dimbali ci yenn yi waaw loolu moom vraiment baaxul ci biir baaxul ci bit nañu gën a moytu bu baax a baax parce que aussi lii bu ñu ko defulee rek vraiment day yàq société bi ñun nag lépp lu yëpp société Sénégal duñ ci ànd de Sénégal suñu Sénégal la duñu encouragé benn nit nag di saaga ay nit ñi duñu encouragé kenn di saaga ay nit saaga ñëpp mën a saaga nag waaw ñëpp mën a saaga waaye nag taxaw ci live di saaga nit ñi loolu moom vraiment war naa jom waaye François Hélène Gaye boo laa ilaha illallah ci yàlla mu ñëw ci live benn rajo bu mu ñëw ci rajo bi mu ne nañ ko baal mu ne waaw Doomaram dañ ma invité ci Doomaram TV waaye nag ngeen jéggal ma ci wax ji yow nga créé Doomaram TV nga wax ko nga ne nañu déggal ci wax ji fekk yaa ko créé te wax nga ko nee nga man maa créé Assane Diouf am na plus de 10,000 followers I have followers I have more than 4,000 yi nga xam ne friend Facebook man ne partagé et léegi nag nga yëkkati kaddu nga naan waa jëgalam ci kaddu fekk yaa ko def moo tax ma ne la c'est une dame intelligente et dangereuse dañ ko war a moytu parce que dafa bëgg ak société bi ñoom lépp nu ñu mën a yàqee société bi loolu lañu dox léegi nag ñu ne léegi pour nga gën a am buzz na nga saaga Serigne Béthio Thioune waaw ñu def fi seen benn lobbying am na yeneen murid yu fi nekk ànd ak ñoom waaw am na ay murid yu fi nekk dafa ànd ak moom ñu def seen lobbying na saaga Serigne Béthio Thioune loolu la ñu def fii ay lobbying la dafa bëri ay lobbying billaay fii dafa bëri ay lobbying bëree bi nga xam ne ñii nii la ñu demee nii ñu ngi ci digg bi ñii ñu ngi ci beneen kii bi ay lobbying yu dul jeex waaw
parce que boo saagee Béthio Thioune léegi bon affaire bi da gën a am buzz waaw na nga ko saaga ndeysaan il n'a rien dans la tête kooku il n'a rien dans la tête xamul dara xamul dara rek moom mu ñëw mbokk yi asalaamaaleykum rek commencé di dagg loolu yëpp nag ñoom ñoo fa jaar ñoom ñoo fa jaar de ñoom ñoo fa jaar waaw parce que elle moo ko wax ci rajo de waaye nag grand Ousmane Dramé vraiment dinaa ñëwaat ci yow nag na nga baalu waaw na nga baalu ku baax nga grand ku baax nga de wallaay ku baax nga boo baaxuloon rek dama koy wax fii boo baaxuloon billaay wallaay dama koy wax fii doo ma mënal dara waaw waaye nag da nga baax rek moo tax ma ne la vraiment yéenu ma la vraiment ngay wax yenn yi nag grand Ousmane yéenu ma la ko de kon nag mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax maa fi jaaroon rek vraiment bëgg waxtaan ak yéen xëy na bu soobee yàlla dinañu am yeneen jotaay ñi xam ne rek pour bëgg yeewal nit ñi parce que li nga xam ne lii buñ ko waxu rek day yàq société bi yàq ñi nga xam ne ñu nekk ci diaspora xam nga diaspora ndeysaan doomu aadama bu fa nekkee damay faral di wax yàlla bu la xañee xaalis rek war na la mën a may ñi nga xam ne nan nga mën a dëkk ay doomu aadama waaw nan nga mën a dëkk ak doomu aadama ku nekk dafa war a respecter sa morom ku nekk respecter taarix keneen kii boo saagee sama taarix rek da ceew ñëw na waaw loolu il faut ñu xool bu baax a baax vraiment ci li ñuy def nag ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax boo gisee may wax nii nag dama bëgg def nit ñi mise en garde bi mooy il faut ñu moytu bu baax a baax sinon rek vraiment dafa am lu muy jur te loolu aussi du baax ci ñun waaw parce que kii lu mu def nii léegi di saaga ay nit di saaga ay xalifa di saaga ay sëriñ bàyyul kenn xam nga loolu musiba la Sénégal kenn yarewuñu nii waaye nag xam nga mën nga jël téeméeri gerte nga dugg ci sa gémmiñ di ko yëy day neex war na gerte xam nga gerte dafa neex boo ko yëy day neex boo ci amee benn yi nga xam ne bu baaxul rek boo moytulee lépp ngay génne ci sa gémmiñ boo moytulee waaye nag boo muusee sa lamine bi ngay jël nga xool kii boobu nu mu fa la féete nga génne ko waaw moo tax it ñu ne xaaral ñu dugg ci live bi mun a waxtaan ak nit ñi xamal leen vraiment suñ société sénégalaise nit ñi vraiment ñu ngi ñuy xool parce que Sénégal exemplaire la kon nag waruñoo yàq suñu culture kon nag xaasa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh seen xarit Aliou Amadou Ngaye depuis New York Brooklyn noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama ko musidɗo moɗon Aliou Ngaye arno ɗo yidde yewtude e moɗon tan kadi e yidde famnude yimɓeɓe ko yahata e dow muɗum ko rentinde yimɓeɓe kadi nde won noon neɗɗo so woni ɗannima hay sa heɓani jawdi kam yara heɓa haqqilantagal ngal mbawɗa vraiment wawde wurdude yimɓeɓe ɗum noon kadi hunde wonde important no feewi ɗum noon haasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wassalam on jarama no feewi merci beaucoup